ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 ñu am mbégte bu baax a baax di dellu soit seen émission l'invité de la rédaction ñu siy dalal Dame Mbodj ñu fas yéene waxtaanee ak moom actualité bi comme niñ ko baaxoo di defee bés buñ ko fi dalalee rek ay ponk yu bëri dinañ ko fi jukki Dame ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi ñu suivre laataa ñi ñëw ci ponk yi. jërëjëf Moustapha maa ngi lay sant di la gërëm comme ni ma ko daan defee toujours may nuyu sa internetu Sunugal 24 yëpp. di leen wax ni comme li ma mës a wax rek laay waxaat réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp lu fi nit di wax nit ñu ngi lay surveiller ku fi wax lu ñu lay xeebe tamit sa bopp dong ngay yàqal man nag li may wax xaaruma ci kenn ku ma ci mere wala koo xam ne da nga ma ciy tatagal naa ko teg rek ci dëgg woddu wax ji mais wax ko ci sama aqulaay taala bu ko defee bu ëllëgee nag yàlla attañ ñun ñëpp. ay bés bi ñu génn doon ngeen marche ñu dogaale leen marche bu mu jot a antu après mu am yu bëri si topp mu am benn conférence de presse bu ñu defoon sax di naqaru nañ leen si doon def ñu ne ñii boori wetu Thiès lañ leen sànni yëfal nañ leen sànni woon sax. ñu bëri ku nekk am yow boori mbaaw lañ la bàyyee. ñu bëri naqarlu ko d'abord naka la demee woon guddi googu metti woon na je pense bien. waaw jërëjëf loolu moom am na sénégalais yi ñu bëri wax dëgg yàlla woote nañ ñii dem taxaw ci ay plateau naqarlu li xew ndaxte li xew ay sénégalais yu taxaw di ñaxtu di naqarlu li nga xam ne moom la président Macky Sall di jaayee doole ci li ñu tuddee parrainage parce que parrainage président Macky Sall daf ko fi def ci élection présidentielle. Cour de justice la CEDEAO ni ko loolu na nga ko teg ci suuf parce que àndul ak démocratie day boddi ñenn sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg a bokk ci élection comme ni ñu amee ci àdduna bi yëpp kooku du yoon. loolu bi mu ko defee ñun jox ko sax délai juróom-benn weer ne ko na dindi lépp loo xam ni affaire parrainage la. président Macky Sall nag bi ñu ñëwee ci local yi deful parrainage mais ci législative yi mu ne day andiwaat parrainage parce que bu ci nekk day xool intérêt maanaam day utiliser système électoral bi ci intérêt parce que ñëpp xam nañ ni parrainage bi li mu ci jublu mooy éliminer liste parallèle yi nga xam ne ci ay jegeñaaleem lañ parce que xam na ne bii yoon élection bi bokkul ak bële bii élection bu am enjeu la pour moom parce que enjeu de. am majorité la wala ñàkk ko te su ko ñàkkee day dem cohabitation maanaam day nekk ak opposition boo xam si moom mooy fal premier ministre am te boobaa dootul mën a am les coups de franche comme ni ñu ko waxee ci tubaab dootul mën a doxal ni mu ko neexee maanaam day am ñu koy surveiller. daanaka day xaajoo nguur gi léegi nag mu xam ne kon loolu du caaxaan te département yi soo gañewul liste majoritaire bi doo mën a am majorité au niveau de l'Assemblée nationale loolu tax moo tax Macky Sall di def tout pour que bu ñu dem ci élection yoo xam ni day am ci waa jege ñaale mi ñuy am ay liste ñooñ la bëgg a éliminer beneen bi nga xam tamit ñi ngi njort ne moo tax mu andi parrainage mooy éliminer li ñuy tuddee les listes citoyennes mooy ñun par exemple ñun ñi nga xam ñoo nekkoon ci marche boobu ngay wax jàpp nañ ni bu fekkante ni parrainage amul war nañoo mën a demal suñu bopp teg suñu liste boo xam ni Sénégalais yu bëri comme doyal nañ ci politiciens yi surtout assemblée nationale bu nasax bii nga xam ni ay tàcc dong lañ fa nekkee lu nguur gi andi mu jàllale ko kon jàpp nañ ni Sénégalais yu bëri daañ voté liste citoyenne yi parce que doyal nañ ci politique politicienne bi Macky Sall doful mu xam ne ñooñu mun nañ ko yàqal surtout que ci ñooñu daf ci am ay coalition yoo xam ne dañu jege ànd sàmm jikko yi te bi élection locale yi jeexee moom moo ne ànd sàmm jikko yi bokk na ci lu ko yàqal parce que débat bi ñu andi moom moo doon débat bi nga xam si moom la Sénégalais yi voté waale donc loolu lépp bi mu amee nag kon ñu ni gis ni kii day jaay doole nañ taxaw ni ñun d'accorduñu ñu def suñu demande de marche ne dañuy jógee place de l'Obélisque dem ba ministère de l'intérieur pour jébbal ko suñu këyit won ko ne ko ànduñ ci parrainage bi loolu rek lañ doon def te duñu def leen dul teg lépp ci dal teg ko ci yoon parce que constitution moo nu may ñu marche mais bi ngeen dem xam ngeen ne arrêté Ousmane Ngom dafay aaye ku marche foofu. waaw mais arrêté Ousmane Ngom bi ñëpp xam nañ ne jaarul yoon parce que arrêté mënta jiitu constitution xam nga loolu sénégalais yi d'abord bala ñuy wax leen sax ci ñi attaqué arrêté bi nañ wax d'abord ci constitution moo ëpp doole arrêté parce que arrêté ab ministre a koy signé donc constitution bi moo ni fu la neex ci territoire bi am nga droit marche fa amul benn limite bu ñu la tegal ci loolu maanaam amul benn boor boo xam ci réew mi dañu mënoo faa marche mais li ñu la wax rek mooy na nga koy yëgale waxuñu nga demandé ñu autorisé la de na nga ko yëgale maanaam na nga déclaré déclaration ngay def da ngay yëgale ni yow da ngaa nar a def nangam pour que ki nga xam ne mooy jiite administration bi ca boor ba nga ko bëgg a defee jël ay matuwaayam wax ak police ba ak gendarmerie ba fa nekk pour que ñu ñëw encadrer sa manifestation bi nga bëgg a def lii la constitution bi wax te constitution bi nag moo tiim loi yi réew mi yëpp
kon nag président Macky Sall mënta sukkandiku ci ab arrêté bu ab ministre signé woon ci jamonoy Abdoulaye Wade pour wax ne léegi kenn dootul marche ci biir plateau bi loolu tax ñun sukkandiku ci loolu pour dem bi ñu ko defee nag moom préfet Dakar mu dem daan ne léegi day dagg liñ nar a def ci place diggante place de l'Obélisque ak RTS mu ne foofu lan mën a yem mais ñun laajuñu ko RTS ñun demande bi lañ ci def déclaration bi lañ ci def mooy place de l'Obélisque ak fi nga xam ne mooy ministère de l'intérieur ñu xëy nag gis suba teel ñu teg seen i char fépp ci axe bi ñu wax ñun ginnaaw bi ñu ne par force dañu yem RTS ñun nit ñu déclaré duñ fa yem ñu xëy suba teel daal di ci jalonné teg ay force de l'ordre diggante place de l'Obélisque ba ministère de l'intérieur foo ci romb ci axe bi ñu bindoon ñun dañ fa teg seen i char pare pour guerre ak ñun ñu jàpp ne kon président Macky Sall di defati na maninam léegi nag ñun comme stratégie biñ teg ñun gis nañu arrangé wuñu ca lañ ne kon léegi ñun nañ jubal directement ministère de l'intérieur buñ demee foofa wala ne ñun comme ñun fii moo doon suñu destination finale nañ fa mujjee rek looloo tax bi ñu yegsee nag ñu daal di commencé jaay doole nit ñi am na ci ñoo xam ne sax ku ci mel ni gii moom may ñu ko sax mu jege fa mais ñu ci des accédé nañ ci place Washington bi yegsi nañ fa bi ñu fa yegsee nag am na ay mag am na ay ñoo xam ne ay muskàllaf lañ. parce que am na ay jigéen. ñu di leen di jàpp di leen jaay doole. ñaari commissaire ñoo fa nekkoon mooy kenn ki nekk à la retraite quand Abdou Diassé muy ma Serigne Faye ki ci des nag moom xale bu ndaw la moom mooy commissaire au plateau man jàpp naa ni xale bu ndaw la. mi ngi ci digg carrière am. parce que plateau moom léegi dañ koo jagale commissaire yu jigéen ñi wax dëgg yàlla man nee naa ko yow war nga xoolaat sa bopp parce que nag réew mi. ku fi def loo fi wut a def ëllëg ñii nga xam ne ñooy def ñu jombali nekk ñu ay nit ñu éternel parce que nguur gi day jeex c'est surtout que 2024 président Macky Sall day abale kon ñoom bu ñu leen bëggee def la loo xam ni xel mënu koo nangu te sàttu réew mi mënu koo nangu waruñu ko def wala même bu ñu koy def sax ñu respecté nit ñi mais wane arrogance wane jaay doole moom commissaire au plateau bi ak ma Serigne Faye di jaay doole nit ñi di leen jàpp ci jàpp bu metti ba noppi ñu dem téye leen lu mat juróom-benni waxtu tëj leen ci violon bi ñu dem ba 22h30 ñu dugal leen ci ay fourgonnette de policiers di def loo xam ni ci jamono yu Mobutu lañ ko doon dégg muy am ay Zaïre ak peut-être ci jamono joo xam ni peut-être mais Sénégal Senghor sax def na fi dictature bu ne mais yooyu mosu ko fee def yóbbu na fi nag ay nit ay Kédougou di leen jaay doole jële leen Dakar yóbbu leen ci ay prison yu metti yooyu yëpp def na ko fi waaye lii nga xam ne moo fi am ci sunu manifestation bi ñu doon def ministère de l'intérieur mosu fee am maanaam jël nit ñi dugal leen ci ay fourgonnette de policiers ci loo xam da ngay wàcce baas yi mu lëndëm këris nga jël ay nit ñu encagoulé wu maanaam ñoo xam dañoo nëbb seen kanam pour kenn leen xàmmee parce que xam nañ ñuy def du yoon ay policiers wala ay nervi man jàpp ma ne ay policiers lañ ay nervi lañ parce que président Macky Sall bu nit ñi fàtte ni recruté na ay nervi ci police bi ak ci gendarmerie bi ci événement mars yi bi mu jàllee parce que ña ko doon dóoreel mujj na leen recruter ci police bi ak gendarmerie bi. kon ñu leen doon yóbbu ay nervi lañ ay kagul lañ sol ay kagul lañ sol maanaam sol nañ tenue policier mais ay kagul lañ def mais comportement ba ak arrogance ba ak wax ju ñaaw jan doon wax ci biir oto bi am sax ñun doon becc man j'avoue que kenn laalu ma wax dëgg yàlla parce que tamit waxtaan dañ ne wax dëgg ca la man sañu maa wax ni dañ maa dóor parce que kenn laalu ma ci jàpp bi ñëw nañ respecté ma ne ma tu es en état d'arrestation léegi dugal ci kanam oto bi man leen dugg ma bon benn policier bi ne ma non boo duggul tamit ñun dañ lay forcer nga dugg après ma dugg mais dóoruñu ma quand même nii au niveau de l'arrestation ba ñuy yóbbu nit ñi daal lañ ma def loo xam ni c'est inacceptable mooy yóbbu nañ ba ci àllu mbaaw bi ñu wàcce ma fa man kese ma taxaw di xool lampe sédiment bi kese laa seen loo xam moo ma doon won yoon bu mu mën a ay yan heure moo waroon jot boobu mi ngi vers 23h vers 23h la parce que boobu yoruma dara mënumaa xam parce que duñ la may nga man yoruma woon téléphone yoruma woon dara loo xam mën na ma indiquer te dañ doon muur bopp nit ñi pour duñu gis fu ñu leen di wàcce ba ngay nekk ci biir oto bi mënoo da ngay dégg rek oto bi daw mais mënoo xam fan lañ lay wàcce nga toog ba caag rek ñu ubbi porte bi la wàccal nga wàcc nekk ci àll bu la dem crise loolu lañ doon def te bu ñu wàccee kenn dañuy dawaat lu ëpp 2 kilomètres wàcce keneen loolu moo tax bi ñu mënee ñenn ñi wàcce nañ leen ci àllu Thiès bi xel mën na koo nangu parce que man lañ njëkk a wàcce te man rek fi ma wàcce ci autoroute à péage bi la ci zone mbaaw bi kon nag bu ñu ma wàccee foofu mais foofu àll dëgg la daam waaw foofu àll bu doy waar la foofu di ca faro ya foofu mënoon nañ ma fa agressé mënoon nañ ma fa rey effectivement mais loolu lu garaaw a garaaw la donc loolu torture la d'ailleurs moo tax ñiy demandé ni ñoom dañuy ñi nga xam ne ñoom dem nañ constaté surtout ñin ci dóor ñu dem constaté ko par un certificat médical wax ne dañuy porter plainte état du Sénégal d'accord naa ak ñoom ci loolu te je reste solidaire ak ñoom parce que la ñu wax sama kanam mais noo def ba ñibbisi yow kon comme yoroo woon dara waaw li ma def mooy
comme man wàcce nañ ma ci àll bi bon dama dox ba yegg si zone péage bi parce que dañ lay wàcce dañ la war teg ci kaw péage dañuy wàcc ci mbartal daw lu sori doog lay wàcce donc ma dox ba ñëwaat ci rond point bi après vraiment doog am possibilité gis taxi bu mu mun a yóbbu léegi loolu laa def ma ñëw taxaw non boobu man comme maa ngi woon a xaalis man dama ñëw waxaale ak taxi mu déposé parce que sama oto boobu mi ngi au niveau du plateau foofu laa ko garé ci benn parking bàyyi ko fa sama téléphone yëpp fa laa ko bàyyi woon donc loolu moo tax yoruma woon kii mais j'avais de l'argent sur moi donc ci loolu laa jël après ma jël taxi taxul ngeen dellu ginnaaw amul waaw ñoom loolu lañ ci jublu li ñu ci jublu mooy jaay doole c'est-à-dire ay méthodes yoo xam si ñu ngi ko doon dégg ci réewu dictature yi ça veut dire que président Macky Sall mi ngi ci dictature actuellement mi ngi vraiment installé carrément la dictature au Sénégal maanaam xoqtalaate jaay doole maintenant nag comme nañu ko defoon suñu jàpp daaw bi parce que daaw ci heure bi la ñu jàppoon aussi presque ñun ñoo ñëpp ak ñeneen ñoo àndoon ak ñun ci xeex bi mais liñ ciy jublu du ko ci am parce que bu yaakaaree ni moom parce que ñun li ñuy def nii suñu réew moo nu ko jaral bu yaakaaree ni mën nañoo xoqatal jaay nu doole pour ñu dellu ginnaaw pour bàyyi ko mu def lu ko neex day nax boppam jaay doole kenn du ko fi nangoo donc président Macky Sall méthode yu beesam yii mu jël di jéem a torturer les Sénégalais et daañu ko jéebaane fépp ci àdduna bi parce que day jaay doole en tant que président de l'Union africaine moom président Macky Sall day jaay doole waa réewam te moom li tax jox Union africaine mooy mu organiser les peuples ba nga xam si démocratie am ci réew yëpp ñu respecter l'état de droit respecter les libertés ba nga xam si dañ boole sunu doole ñun Afrique pour mën a jëm ca kanam kon loolu ñu ko jox moom ci réewam ci arrêté boobu ñu sukkandiku sax ñoom ci arrêté bi ñu sukkandiku gis nañ ne Cour de justice CEDEAO jox na dëgg waa Ligue sénégalaise des droits humains ak ñi nga xam ne ñooy Amnesty ñi ko attaqué woon ndax yaakaar nga ne état du Sénégal dina ko jëfee effectivement loolu lu may rafetlu la parce que wax dëgg yàlla Cour de justice moom mi ngi koy teg ci yoon mi ngi jël ay résolution mais malheureusement daanaka li dal ONU moo ko dal maanaam mënta def dara loo xam ni mën na contraindre état yi pour ñu respecter décision de justice yi muy jël loolu nag c'est regrettable parce que président Macky Sall su mënee sukkandiku ci résolution CEDEAO pour dem foqarti nguuru Yaya Jammeh jaay ko doole dem jële ko fa teg fa président moom si moo ko arrangé moom président Macky Sall moom ak les occidentaux muy le président Barrow sukkandikuwaat ci résolution CEDEAO pour dem embargo Mali di suñuy mbokk ba aujourd'hui ñëpp gis nañ jafe-jafe yi ñu dugal maliens yi mais dugal ci seen bopp aussi ñoom sénégalais yi ak yeneen réew yu ko wër yëpp parce que pays CEDEAO yëpp ñu ngi ci jafe-jafe parce que Mali da doon commerce ak ñoom ci ay taux yu élevé Sénégal gii ci la bokk boo dégloo secteur transport bi ñu ngi jooy boo dégloo secteur commerce bi ñu ngi jooy parce que embargo Mali bi ci Sénégal la gën a metti que maliens yi kon nag loolu bu ci mënee sukkandiku ci ay décision CEDEAO pour def loolu CEDEAO ni ko yow sa réew defal nangam mu ne du ma ko def mooy président buy jaay doole la c'est-à-dire que bu ko neexee mu wàccoog décision CEDEAO bu cour de justice CEDEAO jëlee décision bu ko arrangé wul mu ne du wàccoo ak moom man jàpp naa ne loolu quand même wonewul leneen lu dul président boo xam si day jaay doole comme ni mu ko mës a defee depuis 2012 kooku nag sénégalais yëpp ñoo war a taxaw fippu président Macky Sall jaay dooleem gi dafa ëpp lii mënta continuer képp koo xam ne réew mi moo la ñor ak wax dëgg moo la ñor di nga xam ne li président Macky Sall def ci réew mi mës am président bu ko fa def avant moom kon nag jot na pour sénégalais yi résister résistance dafa jot sëkk parce que li muy def nii jaay doole te jaay doole bi li ko waral rek mooy waajal 2024 parce que moom leer na kon du nekk candidat 2024 daam wax nañ ko léegi ñoom bokk na si ñi nga xam ne ñoo attaqué woon arrêté Ousmane Ngom boobu mi Amnesty seen rapport bi gis nañ ni ñu ŋàññi bu baax a baax ànd sàmm jikko yi taxaw gi sikkimu ñi nga xamante ne ñooy borom ñaari turi góor jigéen yi alors naka gisee sorti Amnesty boobu waaw sorti Amnesty bi dafa dëggal li ma mës a wax man li ma mës a wax mooy ONG yu bëri Sénégal ñoom ñemewuñoo xeex góor jigéen yi parce que góor jigéen yi ñoom ñooy seen i bàjjen maanaam ñi leen di financé dañ leen di jàppale mais ñi leen di financé ñoom ñooy jàppale góor jigéen yi ci àdduna bi bu fekkee ne yow ñi lay financé ñooy jàppale góor jigéen ci àdduna bi mais yow ñemewoo taxaw góor jigéen yi di demander seen i droit nga bañ leen jàppale donc départ bi gis naa ni moom Amnesty ak Seydi Gassama ñemewuñu woon leeral seen position mais depuis un certain temps gis naa ne mi ngi gën a ñeme moom Seydi Gassama dañ ko bëgg a wax nag ne ko moom Seydi Gassama na arrêté bu fekkente ne dafa bëgg a nekk bàjjanu góor jigéen ñi ci Sénégal na ko wax mu leer. non mais day xeex droit non dama lay wax droit xeex droit humain boo déggee ñu koy wax xeexuñu lenn lu dul jàppale góor jigéen yi loolu Seydi Gassama def ñun dañ koy naqarlu avec la dernière énergie et puis mu jéem a attaqué ànd sàmm jikko yi di leen traité de politicien nan la ànd sàmm jikko yi nekk politicien ànd sàmm jikko yi dajale Sénégalais yëpp
ñu nekk ci pouvoir bi comme ñu nekk ci opposition bi proposition de loi bi ñi ko porté dafa am ay députés de l'opposition comme des députés du pouvoir kon Seydi Gassama moom loolu mu wax amul ànd sàmm jikko yi politiqueul d'ailleurs ànd sàmm jikko yi ku ne gis na ni ci élection yii ñu génn muy local yi dafa waroon taxaw dëggal boppam mais dafa bañ rek ñu taxal ko politique moo tax defu ko ànd sàmm jikko yi li muy def ça n'a rien à voir avec la politique li muy def c'est pour aar askanu Sénégal aar doomi Sénégal ba agenda góor jigéen bi nga mooy law ci àdduna bi ñu keccat ci Sénégal ba ñu yiir suñuy doom ba duñ nekk ay góor jigéen ndaxte ëllëg sunu njaboot dañ ciy rendre compte devant le bon Dieu le jour du jugement dernier. dañoo ñun loolu la ñu wute ak ñii nga xam ñoom dañoo jàpp ne àdduna bi fii la yem financement nag Seydi Gassama bu mu la tax mukk ngay taxaw yow di jéem a aar ay góor jigéen Sénégal parce que li mu wax ni état Sénégal day attaqué ONG yi fan la état Sénégal attaqué ONG yi di jéem a ruube état Sénégal ak ONG yi ànd ci mbirum homosexualité ñoo ànd ñoo yem même agenda leur objectif mooy ñu bàyyi góor jigéen ñu am droit fesal seen góor jigéen ci mbedd mi ñun loolu lañ wax ñun ànd sàmm jikko yi ne d'accorduñ ci ku nekk ci biir kër di def sa yëfi góor jigéen tant que fesaloo ci mbedd mi ñun suñu yoon nekku ci mais képp koo xam da ngaa bëgg a defar sa agenda LGBT di ko lawal comme ni ko président Macky Sall nguuram di defee kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko nangoo ëllëg et au niveau des élections législatives ñun kenn duñu xoqatal ñun ànd sàmm jikko yi même cinquantaine du day dem teg listam pour xëccoo ut ay députés boppam dina taxaw fesal ni nguuru président Macky Sall dañ leen a proposé mais daam loolu moo tax ñu leen taxé. waaw mais bu dee lépp looy sàkku politique la. parce que bu fekkente da ngeen ne ku àndul ak nguur gi ku ànd ak nguur gi yaa ngi dooleel góor jigéen tamit am na ñoo xam ne ñu ngi ci nguur gi te ànduñu comme ni nga ko waxee léegi te ànduñu si. mais dama ni waxuñu ko ànd ak nguur gi dañ ne ko voteel ñooñu. waaw bokkul. am na ñu ànd ak nguuru président Macky Sall te danoo bañ nguur jigéen comme ni ko sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom bañee loolu kenn werantewu ko mais képp koo xam ne yow ab député nga te sa député yi Macky Sall ñoom ñoo dem rejeter proposition de loi bi loolu mooy dëgg. waaw léegi nag comme ñun suñu càkkutéef ñun sénégalais yi mooy nañu criminaliser nguur jigéen ñoom député yi Macky Sall ne ñoom du fi amee ci jaay doole parce que amuñu droit parce que liñ sukkandiku dafa oyof lool parce que de lañ sukkandiku bokkul ak li loi bi wax ñu tegee nee li loi bi wax def lu leen neex jaay doole mais ñun kay comme suñu càkkutéef mooy dañu bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen mais kon député yooyu ko def kay bu ñu demee di xëccoo waat ci législative dañuy taxaw xeex ak ñoom ne sénégalais yi bu leen votel kon li ñu gëm mooy képp ku fi votel ci élection législative yi liste boo xam ne ñooñu dàqoon proposition de loi bi nga xam sénégalais yi ñoo ko sàkku signé seen i pétition ànd ci ak seen i kilifa diine ak seen i kilifa aada musulman comme chrétien ñun ñëpp ñu ànd noonu dañoo bëgg ñu tere ngóor jigéen Sénégal ba noppi agenda LGBT bi président Macky Sall di dawal ci école yi da ko dawal ci ministères yi créer ay bureau genre partout di bàyyi góor jigéen ñuy ñeme actuellement ak di am ay association góor jigéen yu am ay récépissé muy agenda bu leer ñuy bàyyi ci yenn télévision yi ñuy jàllale ay spot publicitaire yoo xam ne affaire góor jigéen la ak ay film yoo xam ne affaire góor jigéen la di wane ni góor jigéen dafa war a law Sénégal comme ni mu war a lawee bitim réew ñun loolu lañ ne du fi amee kon ñoom ñooñu koy def pare nañ pour ñun wax sénégalais yi battre campagne ci élection législative yi battre campagne mu fës ñu ne d'accorduñ ak ñi nga xam ne ñoom ñoo rejeté proposition de loi bi ci jaay doole kon sénégalais yi bu ngeen leen voteelee yéen a ngi dooleel góor jigéen yi kon Amnesty International ak Seydi Gassama nañu arrêté bëgg ay financement bu mu tax ñu taxaw di jéem a ruubee naan état di leen attaqué ak naan référendum bi 2016 bi ña ngi fa wax ni affaire góor jigéen dañ ko cee dugal effectivement les droits d'autrui ba Seydi Gassama lan mooy droit d'autrui buñ xësee wax ni góor ni jigéen ba noppi daan ne droit d'autrui ñan ñooy autrui boobu ñan la ñi nga xam ne dañoo d'accord ne ñoom ay góor lañ ak ñi d'accord ne ay jigéen lañ ñu cité leen ci loi bi ba noppi teg ca ni les droits d'autrui ñoom dañ leen a laaj rek ñun ñi kat mooy droit autrui mooy ñan. mais président Macky Sall moom moo ne moom mi jiite réew mi moo ne tant que maa ngi fi duñ ko mës a daganal. loolu doy état di dox ci nit. état dépassé na ay nit. dañu bëgg ñu xam ne réew mi président Macky Sall éternel surtout 2024 lay fégal. ok daam ñu dugg ci. ñun li ñu bëgg a wax foofu loolu c'est important. loolu président Macky Sall waxul loolu dani le Sénégal n'est pas encore prêt. c'est important ñun man prof de lettres la. mooy Sénégal pareegul nit boo ñëwee ci këram di ko xaar mën la pareeguma mooy boo xaaree tuuti léegi mu pare. kon ñoom li ñu bëgg mooy ñu may leen ñuy pare du leen fi may nag ñuy pare xam nga luy dëgg mooy Sénégal du ko mës a nangu loolu mooy réponse ferme le président Macky Sall n'a jamais été ferme sur la question de l'homosexualité. ok lii dëgg daal mooy. vas-y. ñun pare nañ pour xeex ci loolu parce que sénégalais yi ñoo ni nañu criminaliser homosexualité képp ku bëgg a nekk góor jigéen nga génn Sénégal dem nekk ci réewu Europe dem États-Unis wala France wala Angleterre
wala Allemagne muy réew yi nga xam ñoom ñooy bàjjenu góor jigéen nga dem foofa nga nekk fa dund sa ngóor jigéen mais fii Sénégal ñun d'accorduñ ngóor jigéen kenn du ko fesal ci mbedd yi loolu la ñu wax kon Seydi Gassama na arrêté ñun politicienne taxu ñoo jóg mais li ñuy sàkku c'est une position politique ci ni sunu réew war a doxe ak noonu mën a aaree suñuy tout tànk aar sunu réew aar sunu njaboot. ci loolu lañ nekk ñu jàll ci beneen point mooy tëj bi nga xam ne tëj nañ ko D-Média bon Zik FM ak Sen TV ndax Ahmed Aïdara dañ ko aaye revue de presse yooyu muy def mu def ko mu aaye ko jox leen mise en demeure mu persister ñu xëy waa CNRA daal di koy tëj ñu gis ne ba léegi ñoom ñu ngi campé seen position d'abord naka ngay apprécier tëj boobu nga xam ne tëj nañ ko ñaari rajo bi ak télé bi. jaay doole. parce que kon war na mën a nekk maire di mais effectivement mais presque ku neex far xaw man aw ma problème ci ku far moo tax man j'ai toujours dit que réew moo munti dem man dem naa réew yu am doole quand même yoo xam ne gis naa presse yu far soo demee aux États-Unis nga xam ne réew mi ñuy cité toujours ci démocratie la mais da ngay ñëw gis organes yoo xam dañoo far ci démocrate yi am organes yoo xam dañoo far ci républicains yi mais américains yi ils sont libres ku nekk boo tegee sa organe bu la neexee nga teg sa organe même de propagande c'est pas interdit il faut nit ñi comprendre loolu c'est-à-dire ku mu neex teg sa organe faral ku la neex loolu c'est important ñu leeral ko amul réew mooy dem te organe ba tey jii bërki Dembo Ndiaye gisoo fi RFI ak Le Monde ak Jeune Afrique ñëw fi ci tappalay France daañ ci ñëwaat xëy na ci kanam mais organe yooyu propagande dañuy defal France ci àdduna bi loolu c'est normal ñëpp xam nañ ko maintenant fii Sénégal tamit Ahmed Aïdara su fekkente ne moom position yi muy jël dafa gêné mais am na ñeneen ñu ne ci yeneen télé di jël ay positions yu gêné. pour le pouvoir comme pour l'opposition nekk maire bokk Yewwi di jël ay non de yëpp a ci yam ak foo mën a bokk ak foo au contraire loolu liggéeyam la nit ki dafa am droit liggéey gis nga li nit ñi comprendre mooy fonction yi nga xam da nga ko am élective nga xam dañ la ko fal loolu la fal bu mu tax nga yàq sa liggéey bi nga xam si yow da ngaa dem wax dëgg yàlla ñu formé la ci wala nga formé ci sa bopp que mu nekk ci école wala yaa formé sa bopp en tout cas da ngaa dem di xeex pour wut sa métier ak métier mu nu mën a tudd ban la cay jox sa teraanga kooku mënuñu laa tere ne la doo ko fi defee kooku jaay doole la c'est-à-dire Ahmed Aïdara am na droit nekk maire ba noppi am liggéey ñoom politiciens yi ci bëri amuñu liggéey moo tax bëgguñu kenn koy def politique di am liggéey mais loolu dara nekku ci maintenant bu dee ci far gi la nag am na droit far fu ko neex parce que média ci àdduna bi yëpp média boo lim bu dee ñi xam nañ fu nu far soit dañuy nekk média de propagande gis nga LGBT yi ma la doon wax sànq am nañ ci àdduna bi ay médias yu am doole yoo xam ñoom rek la ñuy protéger lépp luy seen i àq seen i def la ñuy fësal lépp lu leen arrangé rek la ñuy wax duñu wax leneen mais ñooñu médias yooyu ñoom lañ faral am ñeneen yoo xam ay médias yoo xam si ñoom fësal diine leen tax a jóg am média boo jël am na ligne éditoriale boo gis day far ca lee wala day am benn enjeu boo xam moom lay porter même Ahmed Aïdara nekk un animateur di am ay position mais c'est tout à fait normal télé boo fi dem nit ñi bu ñu waxantee dëgg télé boo fi jël am na ñoo xam bu ñu waxee nit ñi xam fu ñu féete da ngay nekk ci télé nit rek la mën a doon dañ ne ñaari ganaar yu xeex sax boo leen fekkee ñuy xeex yow sa xol am na ko mu faral. mais est-ce que war na feeñ ci li ngay liggéey. dafay feeñ loolu ay wax la rek. gis nga li naan ay feeñ parce que su boobaa tamit li ma la wax bala ñoo daam journaliste bi tamit information. loolu ñu koy wax rek loolu luñ bind la. mais waru ci am benn. dama ne loolu luñ bind la. mais dama ne la amul nit moo mel noonu ñaari soxna sax boo leen amee day am koo da ngay am koo féetal ci sab xol. yaa may dégg gis nga nañ arrêté ay affaire journaliste wër te jeng ak yooyu waxu caaxaan la xamul tax fii bu ñu waxalee yàlla journaliste boo fi jël pour mu dikk doomu équilibré lu jafe la ku ci nekk am na foo féete léegi nag li ñuy wax mooy la ngay wax na nga ko teg ci dëgg loolu la ñuy bañ ngay ñëw di inventer loo xam ne tegoo ko fenn. ça n'a rien à voir avec la réalité parce que dañuy bañ ngay influencer. waaw mais influencer journaliste yi organe day nekk benn média day propagande mais moom laa lay wax mais y a des journaux de propagande dans le pays man fii Sénégal su ma jëlee les 26 ou 27 quotidiens yi daw ci télé bi. mais xam naa fii yow élection yi passé man xam naa fii benn journal le journal lii quotidien mais pendant toute la campagne il a titré Diouf Sarr. pendant toute la campagne locale yëpp Diouf Sarr le titre est-ce que waa CNRA woon nañ ko est-ce que kenn woon na. non defoon nañ leen benn mise en. waaw dama ni non mais kenn dama ni si télé bi la nekk ñoom correct moo waxoon ak ñoom. correct dama lay wax correct ak yëpp a ci yem le tribunal des pairs n'était pas capable de les arrêter kenn arrêté wu leen ba campagne bi jeex li ma lay wax ni kay dernière journée ba ci dernière journée bi ci campagne ñi ngi wax ni ñi ngi génne ay sondage di wax ne Diouf Sarr ay gagné di influencer le vote mais malheureusement Dakar waaye duñu ay dof
malgré seen tappale yooyu ñu doon def Dakar waaye voté wuñ dans le même sens donc dama la bëgg wax ni la fii média boo fa jël dafa am ligne dafa am média yoo xam danoo far ci opposition bi am média yoo xam danoo far ci pouvoir bi te ñoo ëpp actuellement am média yoo xam dañ koy jéem a équilibré mais équilibré boobu loo ko équilibré da ngay toll moment boo xam da ngay gis ni boo xoolee bu baax di nga xam fi mu féete dama la amul benn média Sénégal bu farul loolu mooy dëgg pour wax ji féete boor média boo fi jël am na ligne éditoriale boo xam ne dafa soit mais am nañu équilibré tamit nga nangu voilà mais loolu équilibre boobu moo jafe loolu laa lay wax loolu moo jafe gis nga équilibre boobu lu jafe xam nga am nañu ciy góorgóorlu parce que waaw voilà loolu d'accord naa ko am nañu ciy góorgóorlu parce que du fes waaye mënoo ni faruñu day am toujours fu nu far maintenant nag fan far dañ koy rafetal pour que mu équilibré loolu lañ leen def loo parce que nit lépp looy def nga rafetal ko am na solo ok waaye nag man daal li ma gëm mooy nañ bàyyi seen jaay doole bi Ahmed Aïdara li muy def man xam naa ci yeneen organe ñu fa nekk ñoo xam ne la ñuy def nguur gi lan jege ña ngay wax loo xam ne nguur gi la arrangé façon ban koy defee wuuteeg Ahmed Aïdara moom ni mu koy defee avec son style bon certains moo gën a fës waaw nit ñi mën nañ ne dafa gën a fës mais gën a fës taxul mu gën a dangereux man xam naa ci ay organe ñoo xam ne li ñuy wax ni mu arrangé Macky Sall dafa jéggi day wax mais nag dañ koy defee noo xam nit ñi duñ ko sentir xam nañ fi ay organes yoo xam bu Macky Sall nekkee en difficulté seeni programme da ngay sentir ni ñu koy jàppale bu si Macky Sall est trop fort ñu commencé ko attaquer parce que pouvoir da ngay am des hauts et des bas da ngay toll moment am da ngay am doole toll ay moment xam da ngay faible devant l'opinion léegi nag am na xam naa ay médias yoo xam boo leen di suivre di lire seeni affaire wala ngay xool li ñuy def da ngay gis ne bu Macky Sall nekkee en difficulté dañ koy jàppale ci ni ñuy titré ci ni ñuy defee seeni article buñ demee ba nga xam ne gis nañ ni Macky Sall il est trop fort ñu nëbbu ànd bañ ànd ak moom daal di commencé di ko attaqué donc yooyu yëpp am na fi kon nag man li ma gëm mooy dañ koo yab rek fii bu ñu fi waxee waxu far ba tax ñu tëj Zik FM ak Sen TV dañ leen a yab rek mais bu doon loolu rek la ñuy xool kon bu ñu xoolee ci beneen côté bet gis ñoo xam ne war nañ leen a tëj ndaxte dañuy jàppale Macky Sall bés bu nekk donc man il faut que les gens arrêtent nañ bàyyi doomu jàmbur mu def liggéeyam normalement ñu bàyyi également Sen TV ak Zik FM ñu def seen liggéey parce que loolu mooy dëgg parce que ñoom rek nekkuñu fi di def loo xam ni nit ñi jàpp nañ ne dañoo am fu ñu féete maintenant bu ñu féeteeg féetewuñ man débat boobu du ma ci dugg parce que du ma ne Sen TV daa féeteeg opposition wala da féeteeg pouvoir loolu du ma ci dugg parce que comme ni ma ko waxee su ma ko waxee te waxuma ci ñeneen ñi dama leen di tooñ mais li ma wax daal mooy boo jëlee média Sénégal yëpp ak boor bu ñu mën a féete ak vraiment boor buñ ci mën a dox da ngay gis ni wax dëgg yàlla ñu ëpp ci ñoom dañuy am fu nu féete te féete boobu ñi deful xam nañ ko léegi nag kon nga ne yow kee mënta féete parce que daa nekk maire la muy wax day arranger opposition bi na arrêté alors que yow am na ñeneen ñoo xam nekk ñu maire mais ña ngay def lu dul yoon man jàpp naa ne loolu teguwul ci dëgg. ok Dame dañuy dem ci beneen point mu soxal mbirum Ousmane Sonko bi semaine passée semaine bi ñu nekk sax def na benn sortie di xam ne mën na am semaine bii di ñëw doyen des juges déglu ko mu woo ay ñooñam ne leen nañu dal audition kese la ñu bàyyi ko mu dem wuy ji ñëwaat toog appel boobu naka nga ko gisee ak jéego yi nga xamante ne dossier bi mi ngi ko def jamono ji nag. non man jéego yi li muy def d'accord naa ci. d'abord man bi ma ko gisee mu ni moom léegi dootul dem signé ji. la ma gëmoon mooy am na lu muy wut parce que moom boo xoolee. comme Sénégal bu waxee rek le Sénégal di yëngatu parce que man gisaguma fi benn politicien boo xam si man nga boo waxee rek réew mi yëpp commencé di àddu ci li nga wax maanaam moom mooy décider ci politique gu Sénégal nu muy doxee maanaam bu bëggee mu jëm bii boor mu jëm fa bu bëggee mu jëm bee boor mu jëm fa maanaam gisuma keneen ko amit nag wax dëgg yàlla damay wax rek te yàlla tax moom laa fi gis daal bu waxee rek coow li jóg te nag daa dem koo def benn sortie génne passeport am ni maa ngi ak moom téye nañ sama bu ordinaire waaye maa ngi ak sama passeport diplomatique heure bu ma bëggee tukki naa tukki c'était une provocation pour man parce que wóor na ko ne du tukki ci contexte bi mu nekk nii beneen bi mooy mu attaqué wax ni vraiment moom dootul dem di signer ji le dernier vendredi de chaque mois parce que dañ koy jaay doole parce que dossier bi respecté wuñ ses droits ba wax sax ne avocat bi nga xam si mooy partie civile bi moom day taxaw di def ay conférence de presse di ko attaqué di def lu ko neex te moom ay avocat mosuñu def loolu. vraiment di wax ne dossier bi ñoom ñu ngi ciy wax ba andi sax ay organes yu jógee ca bitim réew ñu ñëw pour charger ko moom Ousmane Sonko. waaw kon nag yooyu yëpp su ko waxee man jàpp naa la mu ca bëggoon am na ko parce que comme xam na ne dossier bi dara nekku ci parce que képp kuy nitu dëgg te doo naa féq di nga xam ne dossier Adji Sarr bii dossier tappale la parce que nguur boo ko yoree. dem ba yow réponse yi ngay am pour
contrer tes adversaires du ay ci ay problème de mœurs ngay jaar moo lay war ne yow nag lajj nga ca lajj yu njëkk yi parce que man jàpp naa ne état warta laqatu ci ay problème de mœurs pour di xeex ay adversaires parce que yow da ngaa yore doole yore lu ëpp 5000 milliards yore force de défense et de sécurité yi yore lépp loo xam si mooy signature ci réew mi yaay génn say décret di doxal li nga bëgg a doxal boo demee ba toll foofu nga malgré tout ça nga am koo xam dalaa lakkal ba yow fu mu la attaqué nga waaf ba dem bay xool ay problème de mœurs quand même ay problème de mœurs di jéem a écarter say adversaires parce que qu'on le veuille ou non les autres sax bu ñu leen di écarter wut na ay éléments muy Khalifa Sall muy Karim Wade wut na lu mu sukkandiku loo xam ne problème de mœurs mais dem ba di wut ay problème de mœurs. mais bii tamit am na si lu mu sukkandiku. maintenant soo ko ne dossier bi kenn mënu ko see tëj. mais déggool ma mais c'est clair. parce que nee na amul benn juge bu ko si mën a tëj mais mënul nekk. non man damaa gëm sax ne fu ñu gars yi ñëw ñoo dem procès xamul tax ñëw ñoo dem procès booy dem procès da ngay am dara man damay wax ne dossier bi noo ciy demee procès dossier boo xam ne yow da ngaa ji nit ki ne da laa siif ak ay armes. mooy li ñuy wax man dama koy tuddee man dama koy wax ñoom li ñu ko tuddee mooy viol avec menace de mort. maanaam ne damaa siif ba noppi di ma menacé ne daf may rey maanaam kon daa yore ñaari pistolet ba noppi nekk ci sa kaw. mais ma tuddee ko viol déedéet loolu après mais ci plainte bi waxuñu loolu plainte bi dañ ni viol avec menace de mort. yaa may dégg donc loolu mooy viol à main armée viol à main armée moom Sénégal gulet nga mës a dégg ci benn réew dégg goo fa viol à main armée parce que kuy violé yi nit ba noppi yore ñaari pistolet ci sa loxo ba noppi téye ko ba noppi parce que loolu maître El Hadj Diouf moo ko wax ñëpp di dégg bokkul ak li Adja Sarr wax loolu moom c'est les contradictions loolu bëri na ci dossier bi ñoom ñaar seen contradiction mais El Hadj Diouf dani da koo violé waat ko ba mat ñeenti yoon ba noppi avec 2 pistolets loolu la wax ñëpp di ko dégg maanaam yow di violé jigéen ba noppi yore ñaari pistolet na góor ñi xalaat ndax loolu mën naa nekk beneen bi mooy wax dëgg yàlla yow dossier boo xam ne leer na ne amoo benn élément boobu mën a sukkandiku parce que la pièce maîtresse ci lay ñëwaat d'un viol mooy conjonction sexuelle am maanaam mooy ku góor ki awraam dem ci ku bu jigéen bi loolu mooy yegg na ci man maanaam siif na ma parce que ñoom jiiñ ñu ko tentative de viol dañ ne siif na ko maanaam yegg na ci moom te bañ ca yeggee ñoom ñoo dugal seenum oto ak seeni complice àndandoo dem ca docteur Gaye ca hôpital CTO hôpital général Grand Yoff Idrissa Pouye léegi ñu dem ne ko kaay consulter ñu ndaw si parce que nee na dañ koo violé moo lay wan ne tëgg na leen njaax ñoom seen bopp da leen a njëkk a nax moom Adji Sarr parce que bu leen waxoon man jàpp naa ne bu leen waxoon ne waa ji yeggul ci man parce que moo leen woon leen ñëw leen jël si ma am naa la ngeen ma doon wutloo mooy waajal bu leer mais waajali moom bu ma doon dugg duñ fi jógee mais moom lam leen gëmloo ba ànd ak ñoom ca oto ba dem bu leen gëmloo wun ni waa ji yeggul ci moom kon jàpp naan daan wut beneen solution parce que ñoom seen bopp ay góor a nga fa xëy na mënoon nañoo yegg ci moom ca biir oto ba mais jàpp naa ne da nga dem ba ca kanamu gynécologue ba mu xool la te loolooy seen liggéey di spécialiste mu ne je suis désolé mais kii ngeen ma indil góor yeggul ci moom ci lu mat waxtu ci lu mat 24 heures mais Moustapha waa ji féete na boor yow nee nga kaay leen jël si ma maa ngi nii yegg na ci man ñu yóbbu la fasaase ca ki nga xam ne loolooy domaine am mooy liggéeyam te yow kenn yóbbu la fa yaa fa yóbbu sa bopp ak ñi nga xam ñoo lay jàppale ci complot bi ngeen dem mu ni non kii ngeen ma andil moom médecin bi ni kenn yeggul ci moom lu mat benn fan alors que moom nee na léegi nii la waa ji yegg ci man gaaw leen ñëw ñu dem waaw mais Moustapha nag nañ waxante dëgg xam nga il faut que les gens am na ñu ne ma mais pourquoi amuñ njëkk a dem ci gynécologue ba alors que bu njëkk bu ñu la violé da ngay njëkk a dem police mooy commandité pour ñu yóbbu la ci hôpital pour ñu xool ñu seet la mais moom daa njëkkee fële xamul tax parce que thèse complot bi loolu lañ soxla woon lañ bëggoon mooy am certificat médical buy wane ne yegg nañ ci moom malheureusement pour ñoom Adji Sarr waxu leen dëgg waa léegi Moustapha liggéey bu ko see am wax ji féete na boor léegi lu ca nit tegaat ay tappale la moo taxoon à l'époque ma ni nañ arrêté seen layam ji te wax dëgg ndaw si ku ñu eggul ci yow nun lay siifee yow médecin bi nee na yëggun ci moom wax ji Moustapha féete na boor ferankulaayu na waa léegi nag moo tax comme Sonko xam na loolu moo tax buñ ko wooy day dem déglu leen te moom Moustapha bañ itam bañ ko njëkkee woo c'est la différence mooy daa am rek ñu ko doon gunge mais bi yoon comme xam nañ ne ñoom buñ ko gunge waatee mais bi yoon est-ce que sentirul ne bon comme affaire yi changé na tuuti non changé amu ci dara moo tax mu ne bu kenn dem Moustapha parce que Bébas dafa woote woon mortal combat waaw boo xamul tax parce que leen ko def la
dañ koo dem yóbbul convocation alors que moom dafa am immunité parlementaire di ko jaay doole mu taxaw ne kon ñii am na lu ñuy waajal mais bu doon procédure dafa jaar yoon rek normalement moom du woon woote mais boo giseen sa adversaire da laa bëgg a jaay doole da ngay taxaw fippu à l'époque su amuloon fit ci kaso bi lay dee dañ ko bëggoon a jaay doole ci ay tappale tëj ko ci kaso bu pare di wut nag nuñ koy tëje donc loolu moo tax lam defoon ne mortal combat la am ay chroniqueurs yu ma dégg ñu naan Sonko def na appel à l'insurrection il est dans une situation très grave ak risque nangam tappale xoolal gis nga Sonko su ragaloon un seul instant Sonko su ragaloon un seul instant kon heure bi mi ngi ci kaso bi ci ay tappale la naroon nekk ci kaso bi parce que ñoom Macky Sall buñ demee ba léegi da ngay gis naan ay Guy Marius Sagna ña ngi koy jiñ nangam maanaam day toog ba ci àgg di wër sax ñoo xam ne dañ leen di am lu ñu leen taqal loolu sénégalais dañ cee doyal moo tax gisoo coow biñ jéemee taqal gi demul xamul tax parce que sénégalais dañoo xam ni ñii tappalekat lañ parce que boo demee ba say adversaire amoo loo leen di jaarale dul ay problème de mœurs ça veut dire que da ngay dem ba lajj moo tax boo xoolee coow gii bi ñu delluwaat ci ginnaaw parce que xam nañ ne loolu buñ ko fi yëkkatee day gën a yokk xar mi karaw gis nga Moustapha lii dëgg mooy ñoom xam nañ ce dossier là est un dossier vide il y a rien dans ce dossier là il faut qu'ils arrêtent Mamour Diallo 94 milliards moo préparé lépp dem dugal ci ay gorom avocat am dem dugal ci ay Sidi Ahmed Mbaye tey jii mu nekk ca États-Unis yow war ngaa gëm nga ne Sidi Ahmed Mbaye bu ñu naroon def procès daañu ko bàyyi États-Unis dafa voyagé. dama ne la ma nga États-Unis Sidi Ahmed Mbaye mun ñoo def procès te du ñëw moo tax man la te Sidi Ahmed Mbaye ña ngi koy làq actuellement ñemuñ ko sax andi fa mu nekk sax ña ngi koy tëj dama ni boo bëggee dégg dëgg ñemu ñoo dem procès parce que bu ñu demee procès xam nga daanu nañ ci lu leer nañ lu kenn dul werante sénégalais yi ñi nga xam nitu dëgg lañ bu ñu demee procès dañuy daanu ba ne lañar parce que amuñu dara ils n'ont rien sur la table parce que boo ñëwee nit viol dafa am ay éléments yoo xam da nga koy réunir da ngay mën a prouver que yegg nañ ci yow loolu rapport médecin bi nee na àggun ci moom kun violé fokk ñu yegg ci yow da ngay mën a prouver ne gàjj nañ ma wala xotti nañ sama yére wala xotti nañ sama dara wala violenté nañ ma sama yaram mi ngi nii ñu dem wane ko bañ demee ñoom jéemu ñoo def loolu parce que amu ca ñoom jéema wane ni sëy naag man lañ doon jéem far loolaat nërmeelu beneen bi mooy boo jiñee nit viol da ngay indi certificat médical buy wane ni yow mii yegg nañ ci yow loolu abu ca wala nga am ay témoins yoo xam ne dañuy firndeel ni yow mii dañ laa violé looloot amu ca parce que ñëpp ñi war a témoin dañoo setal Ousmane Sonko muy kan nekkoon ak moom di commencé muy Aïssata Ba Mama Ba lu leer la wax ca enquête préliminaire ba ne Adji Sarr li mu wax du dëgg nee na ko sax ci biir wax ji parce que ñoom capitaine Touré da leen a piégé ñoom ñaar bi mu leen defal confrontation benn moment ba ñu xuloo da leen a bàyyi ci biir dem toog ci beneen bureau ba noppi moom ak collègue am bi ñu leen di déglu ñuy xuloo maman ba ne ko ay aji loo dugal ci lii mu ne ko maman génn ci ma jox la xaalis nga dem mos ngaa gis ku ñuy violé muy génn xaalis di joxe Ndeye Khady Ndiaye lu mu wax moom it beneen témoin bi ne man mii proposé nañ ma xaalis te waxaat na ko barki dem bi ko juge d'instruction woowee ne ko man ay ponkal yu nekk ci régime bi ñoo ma woo ne ma kañ jox la xaalis nga taxal Ousmane Sonko du moo ko wax loolu du samay wax du Ndeye Khady Ndiaye ko wax boo jëlee jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye janee ca kër ga kër goo xam ne diggante moom fi mu nekk ci néegam ak salle de massage bi ñu wax ne fa la mbir mi amee matul 2 mètres léegi 1 mètre 50 lañ wax ñi ne 1 mètre 20 nga xam ne bu yuuxoo sax ñu dégg ko bu ne bàyyi ma sax ñu dégg ko te kenn dégg ko mu pare dem reeram ba pare dem taxaw cap terrasse di nëbbutu ci kum ne dama violé ku violé kay boo bëggee siiwal doo nëbbutu da ngay yuuxu ñëpp ñëw nga wane liñ ma def nit ñi ñëw wàllu si donc ñu ñëw wàllu si la loolu la nga xam ci viol di waaye dem di làqatu pour di wax ak ña lay jël si non Moustapha xam man lu ma yàq dëgg bu amee damay jaar ci digg bi Adji Sarr kenn violé wu ko moo la gën a xam parce que ñoom dañuy jaawale ñaari mbir nag fi mu doon yàq dara waaj lañ bëgg wax ne léegi moom loolu may wax le procès moral ça n'a rien à voir avec le procès juridique maanaam wane ni malgré que moom am na ñaari jabar temps yooyu la ñuy wax léegi malgré am na ñaari jabar lu tax mu génn heure boobu ensuite dafa dem est-ce que amul lu mu seq ak ndaw si mais bu amee lu mu seq ak ndaw si loolu du liñ ko accusé mooy da koo violé mais bu dee leneen daa am ci ñaari muskàlla ñaari mag lu ci sama yoon man wala yoonu procureur wala yoonu keneen kon ñoom ñoo la gën a xam ne ay tappalekat lañ dossier bii moo tax Ousmane Sonko nii kenn mënu ma cee tëj effectivement d'ailleurs man damaa gëm ne ñe mun ko cee woo kon da nga gëm ne duñ dem procès mais fu ñuy dem booy dem procès xam buñ ko tegee ci yoon non loolu ñu ko wax dañoo xamul gis nga le juge d'instruction day instruire à charge et à décharge lu tax muy instruire à charge et à décharge mooy procureur topp na nit mais su ko indilee dossier bi ci enquête bi ñu def ci loolu ci dossier bi moom day lire ba pare woo les parties entendre leen moom la ñuy wax à charge et à décharge day seet moom ndax jar na d'abord dem procès wala jaru ko
moom mooy décider d'abord loolu jugement la. xam nga ñu bëri loolu la ñuy fàtte. boo defee enquête préliminaire jox ko juge d'instruction mu woolee différentes parties ñu toog la partie civile ak la défense ku ne ñëw ak say avocat mu enquête ñëppat enquêtaat ci bureau bu paree moom day juger. jugement mooy day jël éléments yi mam yëpp ci enquête préliminaire bi ak réquisitoire procureur bi ak li mu déglu ñaari parties ak la mu lire ak lépp xool ak xulaay taalaam est-ce que mérité na mu yóbbu ko ci procès. bu ko mérité mu def benn ordonnance de renvoi. su xel xoolee ni lii mérité wul parce que amul benn élément bu mën a sukkandiku ba gis ne viol am na mu def ordonnance de non-lieu. kon loolu jugement lay doon maanaam yamale ko fa donc loolu jugement la ñuy wax ne par force dañoo war a dem procès loolu waxu tàppale la. man dama gëm ni dem procès bi moo arrangé Ousmane Sonko sax pour que ñu gën a leeral beaucoup de choses. parce que bu ñu defee noonu duñ fa yàq dara bu demee ci procès duñ yàq dara waaw moom laa lay wax loolu lañ bëgg ñoom procès bi wutuñ ci leneen lu yàq dara non loolu lañ ci bëgg mais sénégalais yi yow koy yàq deram ñu dem fal ko maire Ziguinchor comme ni ko Adji Sarr waxee ci interview tappalem boobu moom ak les médias de propagande de la France mu ne voilà koo xam dañ koy jiiñ viol bon am ñu dem fal ko maire moom Adji Sarr kay war ta wax jiiñ viol daa war a wax koo xam daf maa violé moom ji ñaatewul daa moom wut a wax koo xam dañ koy jiiñ viol déedéet daa war a wax koo xam ni parce que moom moo accusé moom mooy accusé daa war a am certitude ci li muy wax loolu rek lu garaaw la Moustapha parce que Adji Sarr dana ci interview beeg Le Monde man góor goo xam dañ koy jiiñ viol jiiñ ko da koo jiiñ moom miy wax moom Adji Sarr mooy jiiñaate du ni moom ki nga xam daf maa violé loolu kay daa waroon a wax ki nga xam daa ñëw violé ma mais ñi ay tappalekat nag xoolal boor boo ko jëlee et puis temps yi may dégg ñaa am ne ay vidéo man boobu ma ci gën a rey nag xoolal mu ne moom ñoom bu ñu wanee vidéo dee nañ ci vidéo yoo xam ñoom nee nañ caméra de surveillance dañ koo yàq quelques jours avant am na kun ciy jëndi moo fa ñëwoon yàq si ko mooy Sidi Amène Mbaye moom ñuy wax ne moo ko fa daan seet si chaque jour di xool nan la ñuy préparer mbir mi mooy waajal bi ak moom muy dem di wax borom kër Ndeye Khady ni ko waa yow du ngeen woo Ousmane Sonko mu ñëw maanaam di yàkkamti Ousmane Sonko ñëw muy waajal bi beneen bi mooy moom mu ni léegi foofu bu fekkente ne dem nañ procès moom Maître El Hadji Diouf mu ne bu ñu nee procès am na ay preuves yu ñu war a joxe ay nitam yu ko jegee également ne am nañ ay vidéo waa léegi Moustapha bu ñu nee caméra de surveillance dañoo paanoon léegi donc amuloon benn positif bu ñu amee image léegi Adji Sarr ne am na ay image yom am ca moment booba mais image yooyu ce serait super xam nga lu muy firndeel mooy yow boo demee ba nga xam si yow dangaa ñëw ni nit ki daf may violer te yaay teg sa téléphone wala sa appareil bu mën a jël vidéo quelque part pour mën a am ay vidéo mooy kon yow am na loo soxla ci loolu am na préméditation mooy yaa ngi prémédité li nga am moo nar a xew mooy kon kenn viol d'accord nga wala d'accord xam nga loolu rek day leeral ni viol amul ñoom bu ñu présenté benn vidéo ci ab procès wane na ni kon ñoom ñoo waajal mbir mi. bu wutee ak vidéo caméra de surveillance. waaw non nee nañ caméra de surveillance yi danoo paan te sax man jàpp naa ne paan nañu effectivement ñi wax ne ñoom ñoo dem yàq ko gëm naa loolu. beneen bi mooy Sweet Beauté fa mu nekk daa am ay boroomi alal yu fa am kër yoo xam def nañ seen caméra de surveillance yëpp lañ dindi. looloot waajal gala parce que dañ doon bañ bu fa nekkoon tey ñu réquisitionné ko gendarmerie réquisitionné ko. visionné ko dañuy xam ban oto ko jël si muy oto Mamour Diallo bu kenn dul werante aujourd'hui également yow nan nga xamee ni lieu bañ jiñaatee ni viol am na fa ñu daal dem effacer lieu ba daal di koy daaneel daal fay tabax ab R+1 alors que procès bi amagul defaguñ sax la reconstitution des faits delluwuñ dans les lieux pour xool nan la demee ak yooyu yëpp yow mii ñii duñu ay tappalekat yow kay ndaw si kay dañoo waroon a sele kër gi ba noppi nguur gi da ko jox loyer bi ñu sele kër gi ñu xaar procès bi mais lu tax defuñu loolu dama ne la ñii Moustapha noo ko mën a jële ak boor boo ko mën a jële ay tappalekat lañu. ok Dame dañuy dugg ci beneen point mi foofu la ñuy daanelee sax mbirum pharmacie la dakaroise boobu nga xam ne coow li jug na ba pharmacien ne ñoom bu ñu moytul danañ tëj pharmacie yi Sénégal gi yëpp parce que dañoo gis ne benn jaay doole goo xam ne nemmeeku nañ ko ci mbir mi pharmacien yaa ngi ciy wax ñeneen a ngi ci wax Dame Mbodj loolu yow tamit neen Dame Mbodj lan moo ko boole ci dossier boobu. moi je suis un acteur de la société civile un leader d'opinion man sama bureau mur des lamentations laa ko tuddee sénégalais yi bu ñu amee lu leen metti ne ñuy demee di seeti ki nu yaakaar man damaa bokk ci ñeen yaakaar. da nga ci gis jaay doole. pharmacie waaw damay leeral d'abord lu ma ci dugal man faruma kenn ci dëgg rek laa far. comme li ma doon wax ci Ousmane Sonko. maa ngi moom farunu bokk maa ngi moom parti damaa taxaw ci dëgg kun fi bëgg a jaay doole su ma yëgeen ñu ngi lay jaay doole damay ñëw taxaw sa wet loolu laa defuma leneen parce que réew mi daa war a teguwaat ci dëgg jaay doole gi ne ci dëkk bi arrêté. kon nag ñii tamit seen dossier c'est la même chose que le dossier de Ousmane Sonko man ànduma ak ñoom man ndaw si xaw ma Aminata Gassama mooy ñaari jigéen ñi ko seq Aminata Gassama xaw ma ko moom mi nga moom pharmacie La Nation
ak Aïcha Goundiam moom tam xaw ma ko moom mi nga xam moom pharmacie la grande pharmacie dakaroise ñoom ñaar ñëpp xaw ma ci kenn. ñi ma contacté jox ma document yi tamit lu leer laa leen wax effectivement wax naa téléphone ak Aïcha ak Asafurla ak Aminata Gassama mi nga xam ne moom la nguur gi ngemb moom wax nañ téléphone moo ma woo Aïcha Goundiam également wax naag borom këram téléphone. j'ai demandé ñoom ñaari parti ku ci am document jox ma parce que man ci digg bi laay taxaw wax dëgg te yàlla tax faruma kenn ci ñoom ñaar benn parti bi nag joxuma benn document woo nañ ma laaj naa leen document mais jox guñ ma ko. parce que leen ma ñoom Gassama. waaw ñoom parti boobu. parce que dani ma man boo paree pour ma rencontrer la ma ne ko non je préfère ne pas rencontrer je préfère daal ko am document nga yónnee ma. moo gën a simple parce que léegi yónnee document yomb na mën nga jël benn coursier mu yóbbu ko mën nga ko def par WhatsApp. mën nga ko def nu la neex mais daal man document laa soxla ku may wax daal da nga may wax lu leer léegi nag beneen partie moom jox nañ may document yu leer ma étudier ko taxaw gis ni ñii dañ leen di jaay doole man nag du ma taxaw ñuy jaay doole nit may seetaan parce que Aminata Gassama. lan moo tax nga jàpp ne jaay doole. mais d'abord dama lay wax les partis yi nga xam ñoom ñoo seq mbir mi. Aminata Gassama moom cousinu président Macky Sall la doomu Macky Gassama la. donc mbokk président de la république la c'est important loolu. deuxièmement Diouf Sarr moom la àndal pourquoi parce que Diouf Sarr day seet nu mu nangoo pharmacie jàmbur jox ko ñuy diaboliser beneen dame bi nga xam ne mi ngi tudd Aïcha Goundiam nga xam ne moom ñu ngi ndaxte dégg nañ tudd Goundiam bi comme bariwul Sénégal non bi bëriwul rek dañuy def ni moom du Sénégalais. alors que moom ñu ne dëkkul Sénégal. mais Sénégal la dëkk parce que ku dëkkul Sénégal sa papa mënut a nekk procureur. moom papaam nekkoon na procureur général près la cour suprême ku nekkul Sénégalais mënoo am loolu papaam Ousmane Goundiam daa nekkoon fii procureur de la république waa loolu leerul moom mu juddoo Sénégal naam yaayam dafa nekk une nationalité française fii bu ñu fi génnee ñu nekk nationalité française dëkk bi tas. bu dee ku nekk kii rek ñu ne doo Sénégalais. papaam dëkk fii Sénégal nekk Sénégalais comme bon teint comme tout le monde naam sëy naag koo xam ne nationalité française la loolu lañ bëgg a diaboliser Aïcha Goundiam fu ñu ko teg léegi donc le débat c'est pas ça parce que ñun Sénégal même bu doon sax une personne étrangère man dama gëm ni ci dëgg la ñu war a teg mbirum parce que ñun Sénégal ñoo dàq tukki ñëpp di am ay droits réels dans d'autres pays. maintenant ce qui s'est passé c'est simple dafa am benn groupe boo xam si ñoom ñoon ànd ci jaay doole bi ñu bëgg a jaay doole. soxna soos nga xam ne moom pharmacie bi ma ngi fay liggéey depuis 1953 pharmacie bi mi ngi existé depuis 1953 ci suufu immeuble indépendance ca place de l'indépendance nga xam ne IPRES moo ko jënd léegi Racine Sy moom mooy président conseil d'administration moo jënd immeuble bi mu ko jëndee di ko defaraat ndaw si déjà pharmacie bi ba mu fay liggéey ba 1981 daf ko jënd moom ko léegi mooy propriété am la léegi nekkatu fa rek employé mu jënd ko depuis 1981 mooy 41 ans mu koy gérer ba 2015 ñu ne ko léegi yow dañuy defaraat immeuble bi léegi IPRES jënd na ko mooy bi hôtel bi daanoo hôtel bi doxatul léegi IPRES jënd hôtel bi léegi nag ba noppi nag day génn ñëpp da koy defaraat ñu bind ko mu ne d'accord na mais nag buñ conformément aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA su ngeen paree man maa ko bëgg a occupé waat ñu d'accord ak moom léegi ci loolu biñ dawalee ñetti at le 17 décembre 2018 ñoom ñu bind ko lettre ñoom waa IPRES moom daw si ni ko pharmacie bi nga doon gérer te génne woon la en attendant di defaraat immeuble léegi dañuy confirmer ne yow lañ koy joxaat ñu bind ko lettre mi ngi nii. confirmation de réservation du local de 66,02 mètres carrés bi nekk place de l'indépendance ndaw seet tontu leen ni leen alhamdulilah d'accord naa ci man tamit moom madame Aïcha Goundiam Mbodj mu tontu leen ni leen man tamit d'accord naa ci seen approbation bi donc maa ngi leen di déglu pour que seen direction du patrimoine wax ma léegi coût yi ñaata la xam nga léegi li leer ñu def loolu ñu toog moom neex leen parce que loolu ki ko def nag mi ngi tudd Mamadou Sy Mbeng bi mu defee loolu ñu mere ko te li mu def mooy li xel mën a nangu delloo ko ndaw si comparé nañ réflexion yi léegi booba sax pare gu mais ñu ngi waaj a pare léegi pour ñu def les formalités bala ñuy pare bu ko defee bu ñu paree rek mu ñëw fay formalité yi pour ñu delloo ko local bi waaw léegi kii Mamadou Sy Mbeng mi lañ njëkk a def mooy jële ko fa ñoom Racine Sy jële ko fa parce que complot bi ñu bëgg a def arrangé wu leen ñu jële ko fa
bi ñu ko fa jëlee daal di dem instrumentaliser Diouf Sarr daal di dem gis Diouf Sarr ci suuf daal di jël Diouf Sarr daal di koy signéloo benn arrêté boo xam ne Diouf Sarr mi ngi ko signé le 13 janvier 2021 Diouf Sarr daan ni Madame Aminata Gassama, docteur en pharmacie, est autorisée à transférer son officine de pharmacie dénommée Pharmacie La Nation de l'avenue Lamine Gueye angle Kléber à la place de l'Indépendance mooy ca immeuble boobu 66 mètres carrés mu ne léegi moom mii la autorisé mu dem fa ci jaay doole. ah bi mu defee loolu Aïcha daal di jël ay avocat mi yaa maître Boukounta Diallo maître Massokhna Kane ak Assane Dioma Ndiaye ñu dem attaquer la décision au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême génn décision te ñoom demoon nañ ak agent judiciaire de l'État nekk ci comploteurs yi ànd ak ñoom ñuy comploter contre dame bi ñu dem malgré ça ñu ànd ñoom Racine Sy ak ñoom parce que la dame là également c'est jabaru Ablaye Balde c'est un allié du président Macky Sall ba noppi dame bi aussi nekk mbokk Macky Sall mooy cousinam la doomu turandoom la léegi malgré ñoom ñëpp complot boobu nga ay ponkal rek a ci nekk ak le DG de l'IPRES bu bees bi ñoom ñëpp ñu àndandoo ak le directeur de la pharmacie et du médicament moom tamit ànd ak ñoom ci tappale yi parce que benn moment dinaa ñëwaat ci ay mbiram léegi ñu dem Cour suprême annulé ko daan ni la Cour suprême annule la chambre administrative annule l'arrêté numéro tel du 13 janvier 2021 bii ma fi waxoon mu annulé ko moom Cour suprême daan ni jaarul yoon léegi nañ delloo madame Aïcha Goundiam pharmacienne xam nga léegi lii leer na xam nga état tamit ci droit la war a tegu léegi Diouf Sarr xam na ñàkk na moom ak président Macky Sall ak ñoom àndal ak ñoom ñëpp ñuy jaay doole ak agent judiciaire de l'État ak Racine Sy ak le directeur de l'IPRES ñoom ñëpp ñu nekk complot bi contre cette dame là cette bonne dame là ñu ñàkk léegi Diouf Sarr ne léegi comme ñàkk naa rek damay jaay doole nag beneen jaay doole bu mag bi lay def léegi le 11 février 2022 mu signé waat beneen arrêté après donc la décision de la Cour suprême mu jël beneen arrêté encore pour wane ne man faalewuma Cour suprême parce que président Macky Sall yoonam nekkul ci ay institution moom ñi mu àndal ci la jëlee décision daan ne est abrogé maintenant maanaam neenal na mooy supprimer na l'arrêté numéro tel du 4 novembre 1981 ba joxoon Aïcha Goundiam maanaam léegi pharmacie ba arrêté ba ko joxoon nga xam ne boobu ma nga tuddoon booba xam nga booba nu ministère bi tudd ministère de la santé publique booba noonu la tuddoon ba bi koy jox autorisation moom Aïcha Goundiam moom Aïcha Goundiam bi ñu ko koy jox noonu la tuddoon léegi nag mu ne arrêté boobu ko joxoon en 1981 moom Diouf Sarr mu ne arrêté boobu lay abrogé parce que nee na léegi comme li mu bëgg a def Aïcha mi ngi dem di koy jéewaane ci Cour suprême ba Cour suprême léegi ni ko na annulé na arrêté mbële mu ne day jël beneen arrêté encore moo lay wan ni ñii dañuy jaay doole maintenant cet arrêté là d'ailleurs sera attaqué par les avocats de la dame au niveau de la chambre administrative parce que moom it comme bee rek bu Cour suprême nekkee ci même logique na bee jaay woon doole ba mu ni nañ ko neenal bii tamit noonu lañ koy neenalee mooy bii mu signé le 11 février 2022 bi léegi nag lii war na ne ay tappalekat lañ léegi moom ndaw si ñu dem signeel ko benn bail ñoom waa IPRES parce que IPRES moom immeuble bi moom mooy loué maintenant IPRES dem ci bi mu koy defal contrat de bail bi parce que contrat de bail bi IPRES moo ko defal Aminata Gassama pour jaay doole wane ni malgré que waxoon nañ ni léegi moom jox nañ ko ñoom waa IPRES jox nañ ko Aïcha Goundiam xam nga wax naa la fi sangan la ñoom bind nañ ko ne ko yow lañ ko réserver ba mu tontu leen léegi mais ka ko def dàq nañ ko ba wut keneen kan wut nag moom dem wut beneen comme ni Diouf Sarr di jaayee doole ci mbirum les pharmacie tëral kii tamit ci immeuble bi muy jaay doole daa ni moom léegi day signé benn bail ak Aminata Gassama ci jaay doole ca bail ba nag daa am tappale bu fa am pour wane ne ñoom nekkuñ ci dëgg ci bail ba dafa bind ci benn article bu ñu tuddee l'article 12 article 12 mi ngi ko tuddee responsabilité maanaam benn clause de précaution la clause de précaution mooy lan làqatu pour bu ëllëgee bu ñu la daanee parce que xam nañ li ñuy def jaay doole la léegi ñu ne léegi le preneur moom mooy kon madame Aminata Gassama moom moo jël affaire bi moom lañ ko jox ci jàppale ko s'engage mu ne le preneur s'engage à prendre en charge la réparation de tout dommage et le règlement de toute indemnité auquel l'institution maanaam IPRES
pourrait être condamné et qui soit consécutif à l'attribution de ce bail à son profit maanaam lépp loo xam ne daan buñ leen ci daan rek moom moo koy fay buñ teg IPRES la ci lim jël bâtiment bi local 66 mètres carrés yooyu jox ko moom Aminata Gassama mun ñu ne ko léegi nag loolu ñu la jox comme ñun dañuy jalgati yin jalgati buñ ñu ci daan buñ ñu mën a daal ak nu xaalis ba mën a toll yow yaa koy fay ndax ñun dañ lay jàppale rek. waa léegi nag yéen Moustapha réew mi duñ ko teg ci dëgg nag sénégalais yi duñu taxaw seetaan ñun ñëpp ñu àndandoo ci ginnaaw ndaw si. mais li nga expliqué nii daam lii c'est grave. mais c'est extrêmement grave baal ma jox la benn exemple léegi ndaw si elle n'est pas inscrite à l'ordre des pharmaciens c'est-à-dire que moom amul droit jaay garab loolu lay signifier la direction de la pharmacie et du médicament mënul autoriser benn grossiste mu jaay ko garab moom Aminata Gassama mënul nekk. léegi nag xam nga lu ñu décidé ñu ne léegi comme mënta am ay garab parce que la procédure est en cours léegi dañoo dem ne léegi parapharmacie la yore li parapharmacie mooy loo xam ne du ay garab lay jaay ay produits ay hygiénique voilà ak yooyu maanaam yi nga xam ne daal. ay diw ak yenn mais jaayul benn médicament. loolu la déclaré. ba léegi ñoom photo baa ngi nii loolu la bind ci comme enseigne baa ngi nii nee na moom léegi parapharmacie la yore ku dem place de l'Indépendance di nga ko gis ci suufu immeuble nee na lii lay jaay léegi moom parapharmacie. léegi bi mu waxee loolu ba def ci interview barki démb ci benn journalu tappalakat léegi ñoom ñu dem constaté ko par huissier yónnee fa ku jënd garab ca pharmacie ba mu nekk nee na jaayul garab léegi ñu yónnee benn huissier pour mu jaay ko garab ñu yóbbu ordonnance baa ngi nii moom la huissier bi yóbbu ordonnance baa ngi nii bi huissier bi yóbbu ordonnance bi ñaari garab ñoo ci nekk ñu ne ko ñun amuñu benn bi mais am nañ benn bi effectivement huissier bi constaté ko l'huissier l'a constaté wax ne effectivement par procès verbal de constat mu ne bi mu yegsee dane ko moom amul benn garab bi mais bii am na ko daane ko celui-ci après avoir fait les rayons ndaw si bi mu demee ci rayons yu wër garab bi mooy xam na ni day jaay garab où sont exposés des médicaments et divers est revenu nous dire qu'ils n'ont que le Physitalmic à nous le présentant donc ñu ne ko ñun benn garab bi bi ci kaw rek lañ am amuñu bi ci des ñu ne ko d'accord jaay ñu ko mu jaay leen ko apposé ci signature pharmacie baa ngi bi mu leen jaayee xam nga bu la jaayee garab ba pare dañ ciy def seen cachet baa ngi nii donc pharmacie Indépendance docteur Aminata Gassama place de l'Indépendance ak numéro téléphone lii leer ñuy jaay doole donc ci gàttal boo bëggee dégg dëgg réew mi président Macky Sall moomu ko président Macky Sall yow tu es le président de tous les Sénégalais waroo taxaw mukk di jaay doole benn Sénégalais loolu képp koo xam nitu dëgg nga waroo ko nangu képp kuy nitu dëgg na la wax yow président Macky Sall yow waxal sa cousine dëgg yow non mais c'est important ce que je dis parce que man injustice su ma ko gisee te xeexuma ko bu ma tëddee du ma nelaw loolu rek moo mën a tee nelaw leneen mun maa tee nelaw parce que man xoqatal ma taxu maa tee nelaw jaay ma doole wala di ma jéem a déstabiliser taxul nga déstabiliser ma mais man li may tee nelaw mooy ma gis une injustice ak ku mën a doon ñu taxaw di la jaay doole ñun sénégalais ñuy seetaan waruñu seetaan président Macky Sall na wax dëgg cuisinam su ko neexee comme moom président buy jaay doole def lu ko neex na ko daggalu pharmacie ca jardin palais ba parce que moom lu ko neex rek la nekk ci dëkk bi bu ko neexee daggal ko pharmacie fu ko neex na dem ca palais présidentiel ba daggal ko ca ruq ba fu ko ca neex ab pharmacie parce que cousinam la parce que loolu la fi nekk pàccoo réew mi moom ñu ma àndal mais nag du ñu nangu doomu jàmbur yore pharmacie am droit yépp wax ni moom moo ko war a am acte uniforme OHADA li mu wax ñu dem tege ko ne tege nee li nga xam si mooy ay droit moom ndaw si ñu bëgg a wax làq seen sa mbokkam parce que cousinam la ko kenn du ko fi nangoo président Macky Sall kon na sénégalais yëpp àndandoo moo tax je félicite le syndicat des pharmaciens qui a fait un point de presse avant-hier pour fustiger ce qui est en train de se passer ñu ne ñoom d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg te ñu ngi ci ginnaaw soxna soxna Aïcha Goundiam parce que nee nañ Aïcha Goundiam moo ne ci dëkk léegi nag ñoom nee nañ pare nañ pour tëj pharmacie parce que jaay doole bi ñu leen bëgg a jaay doole du yoon te Diouf Sarr bëgg lu neex président Macky Sall xëy na li mu koy waaj a dàq tax muy seet lu ko neex Racine Sy comploteur jënd na immeuble yi nekk Dakar yépp te tey la retraité yi gën a ndóol directeur de la pharmacie et du médicament également nekk ci complot bi ñoom ñëpp coaché par le président Macky Sall sénégalais yi na ngeen ko yëg
ngeen xam ne président Macky Sall jaay doole la fi nekke moom njabootam lii nag kenn ko fi nangoo ndaw si nañ ko delloo pharmacien parce que loolu mooy dëgg lu dul dëgg kenn waru cee ànd donc lii moo tax man je dénonce ce qui est en train de se passer et je demande toute la société civile ñu nekk derrière soxna Aïcha Goundiam di wax également les syndicats yëpp pourquoi parce que liggéeykat dañuy jaay doole te kenn warut a taxaw di seetaan ñu solidarité dafa war am suñu biir ñun syndicat yëpp de tout bord dañu war a nekk ci ginnaaw ndaw si pour jàppale ko beneen bi nag maa ngi ci profité di wax Mody Guiro mi nga xam ne moom mooy vraiment le syndicat leader mooy la centrale leader na taxaw fi mu war a taxaw parce que yëg na mbir mi te moom bu mu jëw feu Madia Diop parce que bu doon Madia Diop moo fi nekk même bu dee ci participation responsable lay nekk day taxaw xeex lii kenn waru koo nangu Mody Guiro yow au moins na nga taxaw dénoncer lii avec la dernière énergie taxaw ci wetu ndaw si pour jàppale ko pour ñu delloo ko pharmacien parce que loolu mooy dëgg parce que bu fekkente ni da ngay taxaw ñuy néewal doole ay liggéeykat bu dee yow da nga nekk le secrétaire général de la centrale la plus puissante au Sénégal da nga war a taxaw wax li nga xam ne moom mooy sa akulaay taala mooy li nga xam mooy dëgg taxaw ci ki nga xam moom la ñuy noot pour jàppale ko parce que loolu mooy rôle syndicaliste un bon syndicaliste en tout cas donc man li may wax daal mooy lii président Macky Sall bëgg a def ak ay jegeñaaleem kenn du ko fi nangoo làq doom duma doom parce que président de la république ñëpp say doom lañ ñëpp yaa leen war a yiir ñëpp yaa leen war a aar pour réew mi tegu ci dëgg teguwaat ci yoon te soxna Aïcha Goundiam ñu ngi koy jaay doole kon na jaay doole bi dakk parce que réew moom dañuy jaay doole jàmm dafa am te réew mi jaay doole gi dafa ëpp jërëjëf Dame ñu bàyyi la nga def sa mot de la fin waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni man encore une fois samay position ragaluma ko ma ci mere wax naa ko fépp dama koy continuer di wax kenn mënu maa xoqatal di ma jéem a jaay doole pour ma noppi yooyu yëpp du jàll man li ma gëm mooy li may wax dama koy wax sama aqulaay taala réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk président Macky Sall képp ku bëgg jàmm ci réew mi na ne ko na bàyyi jaay doolem bi jaay doolem bi ëpp na dafa ëpp lii benn président mosuñu ko fee def ñu bëgg a toog rek président Macky Sall dina jaay doole nii rek sénégalais yi di seetaan man damay toog ba ci ak dama naan waa man maak sénégalais yi xanaa bokku ni ne yëg man instant bi jaay doole bi président Macky Sall nekk te sénégalais yi toog di seetaan loolu mënta continuer kon nag bu ñu dee jaay doole kenn nga defa ne yow sa yoon nekku ci bis bu ñu paree ci moom ci yow lañ jëm kon nag na ñëpp am taxawaay réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ko defee képp koo xam nar nañ koo jaay doole ñun ñëpp ñu ñëw taxaw ci wetam nekk bouclier ba jaay doole jeex ci réew mi teguwaat ci dëgg Sénégal mën a jëm kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. jërëjëf Dame Mbodj ñu ngi lay jaajëfal ci émission bi ñu nangul ak leeral yi nga xam ne indi nga ko ci point yi nga xamante ne abordé na yëpp que si suñu émission bi di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne dañuy faral di ànd ak ñun suñu ay émission ak Dóor waar mi nekkoon ci technique bi ba beneen yoon incha allah.